mbokki rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV da leen jàmm ci jotaayu njoloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag maître Babacar Seye ñaar fukki at ak juróom-ñett ci tey gannaaw ba ñu ko fàttee njabootam di sàkku ba tey ngir ñu gindi leen ci mbir mi Abdi Seye moom nag nekk taaw ci ki fi ne woon vice président conseil constitutionnel dina àddu ci biir xibaar yi daa ngeen ko teewlu ak Migi Maram Ndiaye leneen lu ñu nar a teewlu dogal bi nga xamante ne moom moo bawoo ci administration pénitentiaire may njabootu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete gannaaw ñu yàkkal leen añub korité dogal bi nag ñu koy doxal ci diirug ñaari fan sénégalais yi nag di ci àddu di ko rafetlu seenub gis-gis itam daa ngeen ko teewlu ci biir xibaar yi ak Aïssatou Kana buñ ci noppee ayu bés gu jot nañu koy defee seen rubrique article de la semaine gaaw tey di dellusiwaat nag ci mbirub Lamine Diack jiite woon fi I2AF gannaaw nag la ñu tegoon ci ndoddam di mbirub guerre ak nag ñibbisiwaatam ci réew ka Sénégal altine gi ñu weesu gannaaw ba waa jaraaf bu ndakaaru nag fayee alamaan gi ñu tegoon ci ndoddam ñu mën kaa xayma lu ëpp ñetti téeméeri million ci suñuy koppar Lamine Diack jamono ji nag yegsi na ci réew ka Sénégal altine gi ñu weesu l'observateur journal bi dellusiwaat si ñëw ka Lamine Diack ci réew mi ak la ñu ko doon tuumal ci xalima Jules Souleymane Ndiaye laaj ak tontu dox diggante ak El Hadj Malick Cissé da ngeen ko teewlu itam ci biir xibaar yi ponk gu mujj gi nañu koy defee li yéeni kaay yi xëy fasal tey ak Baba Ndiaye gaaw tey fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2021 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si atum 1993 fukki fan ak juróom ci weeru mai la ñu ko faatoon maître Babacar Seye fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2021 ñaar fukki at ak juróom ñett ci tey nag njabootam di sàkku ba tey ngir ñu gindi leen ci biir mbir daal di cee indi ay leeral loole nag waral ñu daal di jox kàddu ki nga xamante ne moom mooy taaw ci ki fi nekkoon vice président bu conseil constitutionnel mi ngi wuyoo nag ci turu Abdi Seye daal nay àddu ci téléphone mi ngi Maram Ndiaye ñu teewlu ko. defee rek at mu nekk suñu bàyyi génne àdduna ba léegi lañ koy defee rek moo di chaque 15 mai donc subhaana taala mi ñu may kàttan daan ko wàcceel kaamil ñaanal ko ànd ak mbokk yi ak am di jàmm yëpp ñaanal ko ko suuf sedd ko te saa yéexe ñu dem xam nañ ni bon suñu bàyyi lañ suñu papa lañu ñàkk nañ nag koo xam ne nag vraiment nag ku ñu bëggoon la te ñu duñ ko bëggoon yàlla rek moo tax ñuy wax parce que papa ju baax la woon léegi nag bon comme ni nga ko waxoon sànq rek moo leen que maanaam mbir mi daal ni mu jëm daal gënaluñu ni mu mujjee daal gënaluñu woon parce que duñu rek ñoo bëggoon xam ne xew Sénégal yëpp bëggoon xam vraiment li xew donc par conséquent ñoo ngi ñaan nag su fekkee que ni incha allah rabbi yaa ñu fi yàlla bàyyi ñu ñëpp su dëgg gi waree feeñ daal yàlla ñu fi fekk pour que daal ñëpp am jàmm Sénégal yëpp am jàmm ñu xam nag que ni Babacar Seye li nga xam ni moo ko fi tax a jógee lii la woon concernant Clédor Sène lépp lu mënti wax moo ko waxal boppam ci affaire boobu léegi moom nee na que ni yaakaar naa ni bon duñ koy wax à travers ces réseaux sociaux à travers la presse à travers partout que ni moom benn maanaam ci wàllu ñu benn kudd la woon rek bu doon utiliser léegi na wane na dem si yoon wane na lañ ko doon utiliser ak ñan la ko doon utiliser su ko defee firnde bi comme ça su ko defee léegi su joxee ñi nga xam ne ñoo ŋànk yoon su leen waxee na mu demee ak yooyu yëpp kon léegi wax di fon mën a féete boor donc par conséquent daal ñun daal nañ ko bàyyi daal moom ak waxam mu jox ay preuve am ñam ko war jox ñooñu la ne war def ñu def ko daal loolu moo ci suñu xalaat daal loolu nag li mu wax yëpp nag engagé wu ko du moom nag boppam la engagé wu famille bi si dara jeexatu dossier bi mooy leen kër yi ñëpp a xam loolu rek moom mën jeexal dossier bi ñëpp a xam suñu waree xam du rek Abdi Seye di doom ci maître Babacar Seye ne woon fi nag ki nga xamante ne moo di vice président bu conseil constitutionnel ñu fàttali ne 1993 la ñu ko faatoon gannaaw élection législative maanaam paluk député yi ci réewuk Sénégal beneen bés bu ñuy fàttaliku ñetti at ci tey gannaaw ba ñu ko fàttee di Fallou Sène ne woon étudiant ci université Gaston Berger bu Saint-Louis ñetti at kon ci tey njabootam ak ñi nga xamante ne ñoo di ay jegeñaaleem ba di sàkkuy ñoom tam ngir ñu leeral mbir mi le Fallou Sène nag ñu ngi ko faatoon fukki fan ak juróom ci weeru mai atum 2018 gannaaw ay manifesté yoo xamante ne amoon na ca université Gaston Berger bu Saint-Louis ñu doon sàkku nag ndongo yi ngir ñu daal di leen jox seen i ay bourse su jàppante amoon seen diggante ak ñi nga xamante ne ñoo di takk der yi
ñu des ba tey ci xibaar yi addu ci dogal bi nga xamante ne administration pénitentiaire jël na ko may nag njabootu ñi nga xamante ne caabi da leen a féetee gannaaw ngir ñu yàkkal leen añub korité dogal bi nag ñu doxal ko ci diirug ñaari fan mu di nag doxalin boo xamante ne sénégalais yu bëri ñu ngi koy rafetlu suñu reporter Aïssatou Kane demoon na ci mbeddu Ndakaaru yi ñu teewlu ko. fii ci prison Rebeuss am mbooloo ñëw indil ay lekk ñu fi tëj. soxna si caatam ñaari at mi ngi tëdd ci kaso bi muy rafetlu loolu ndogalu kilifa yi jiite kaso bi te it di ñu xamal dara musu koo boole ak ñoom. waa sant yàlla ndax lu amul bu amee da ngay sant yàlla xam ne lu ci lu baax lañu jëm comme dañu ko amuñu ko woon te ren am nañ ko ñoo ngi am yaakaar bu baax ne xëy na yàlla mën naa def jàmm ndax yàlla mosuma fee dund lu metti moom heure bu ma indee fii su ma ñëwee indi añ bi. dañu koy jël laaj ma sama tur laaj ma sama identité ma jox leen ñu daal di koy seet dugal añ bi ma ñibbi su ma amee xaalis bu ma koy dugalee itam ma jox leen ñu arrêté sama identité ma ñibbi man aw ma fi jafe-jafe man te yàlla rek a tax mu ñëwee damay joxe. keneen ki ñu fi dajal nag ngi ñuy xamal ni togg yu ñuy indi ci ab siwo yuy jaax téeméer ba ñaari téeméer la ñu koy sotti. muy ñaan ñu bàyyi leen ñuy indi bés bu nekk ay lekk. kii bi repas yi nii ci siyo yi rek nga koy def quoi ci siyo yi rek nga ko mën a dugal après ñu yóbbu ko. waaw dañuy bind foofu seen tur ak seen sant ak numéro de chambre bi yëpp pour bu ñu demee ñu mën a xam ne añ bi kii moo ko moom quoi parce que repas yi bëri mooy ñëw quoi mais ñun bu ñu sañoon ñuy bàyyi chaque jour añ bi di dem quoi mais samedi dimanche bi nii arrangé wul kenn arrangé wul parce que ñu nekk ci biir. lu ñuy dund kenn xamul lu ñuy dund dafa metti foofu dafa metti bu baax a baax bu ñu sañoon ñuy bàyyi chaque jour ñuy yóbbu añ bi mais samedi dimanche bi franchement parler dafa metti quoi c'est dur. Togala moom di waajal ñibbi ñaawlu na loolu canette boisson yu ñu leen di texee joxe seen détenu. ñaawlu daal démb daal mooy indee añ bi. indi naa lépp daal mais jus canette yi ndaw yi jënd naa 3 andi ko ñu ne du dugg may génn ñeneen gars yi tamit di ma laaj xanaa canette yi dugg ma ne ko non ñu ne du dugg waaw mais ma bëggoon nag ma laaj agent bi ma ne ko mais vraiment comme tey moom may nga ñu bisu tey ñu indi leen lekk bisu xéwal la bisu balat àq la xam nga mënoon nga ñu permettre canette yi dugg. moom mi le Balla Moussa mujjeewul joxe togg yu mu indi rafetluwul benn yoon doxalinu yenn garde yi. pénitentiaire yi boo ñëwee nga ànd sa añ benn erreur bu ndaw bi nga def da lay minimiser xam nga te loolu baaxul doomu aadama kenn du ko toroxal ci biir nit ñi te buñ koy def day fekk ñëpp nekk fa xam nga ñëpp andi seen añ nga taxaw foofu ñu lay jéem a tuutal ñu lay jéem a minimiser c'est pas bon ça. ñi am seen ay nit yu ñu tëj ci kaso bi ngi rafetlu loolu lu ñu leen bàyyi ñu mun a indi ay lekk. wante ñu ngi ñaan ñu jox leen seen gëdd ak delloo leen seeni àq ak yelleef. bi le reportage Aïssatou Kane mën ka amale ci buntu prison bu Rebeuss ñu waxtaanee wàllub politique ak élection paluk njiitu gox yeeg gox goxaan yi bés bi nag ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 waaye nag jamono ji la ñuy waxtaanee nag di koppar yi nga xamante ne moom la ñu war a mën a joxe ngir bokk ci yile jongante politique fukki million ci suñuy koppar nag di laaj bi nga xamante ne moom la ñu samp jagleel ko ñenn ci woy politique yi ku ci mel nag Cheikh Sarr moom moo teewal coalition Benno Bokk Yaakaar ci li nga xamante ne nag moo di dialogue politique bi jamono ji nag waxtaanee guñu koppar yi nga xamante ne moom la ñu war a mën a joxe ci boobule jongante bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom waaye nag Cheikh Sarr xam ne na fukki millions yooyu ñuy ruumandaat jamono ji ci atum 2019 la ñu ko jàppoon benn fan ci weeru décembre moo di bés bi ñu njëkkoon a jàpp ngir amal yooyu de jongante politique ñeel élection paluk njiitu gox yeeg gox goxaan yi waaye koppar yi dina may itam ñu daal di yemale limu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo bëgg a samp seen dënd ci boobule jongante politique Cheikh Sarr ñu teewlu ko ak mi gi Maram Ndiaye.
lii ci biir dialogue bi dafa nekk li nga xam ne ci ordre du jour bi la bokk mais dañu ne woon balaa ñu koy waxtaane dañuy xaar ba ñi nga xam ne ñooy càmbar processus électoral bi ñuy woo évaluateurs yi bu ñu demee ba pare càmbar bi ba defar ñooy recommandation ñu sukkandiku ci pour mën ko waxtaane moo tax point la bi nga xam ne dinañ ko waxtaane waat mais mooy ci liy des waxtaane guñ ko dañuy xaar ba jot li nga xam ne mooy jóge ci évaluation bi pour mën ko waxtaane waaw xam nga biñ ko fixé damay fàttali ne rek caution dañu koy fixé bu élection yi desee téeméeri fan ak juróom fukk mooy bu desee juróomi weer ministère de l'intérieur bi convoqué woowoon na parti politique yi parce que loolu la ñu wax ministre de l'intérieur day woote parti politique laaj leen seen xalaat après moom par arrêté mu génne caution bi le ministre monsieur Aly Ngouille Ndiaye bi fi nekkoon woowoon na parti politique yi ñu waxtaan ci biir waxtaan boobu nag am na ñu doon wax nañu def ñaar fukki millions ñi fanweeri millions am na ñu ne woon sax nañu ko def franc symbolique mooy mel ni mu bañ a am caution léegi nag bi ñu demee ba waxtaan ci loolu ci la jàpp fukki millions pour élection communale yi fukki millions pour élection départementale léegi ñun nag ci taxawaay bi foofu ñun du déranger wuñu woon d'accord woon nañu ci loolu ndaxte dañoo gëm ne comme parrainage bi waxtaan nañ ba ne parrainage du am ci élection locale caution bi lu ci am solo lay doon parce que nag li ñu fi dund 2014 lu ëpp ñeenti téeméeri liste ñu amoon ko loolu war nañ ci mën a jéem dara war nañ ci wut saafara te yaakaar nañ lenn ci saafara yi mooy moo am caution bi nga xam ne ku nekk da koy joxe balaa ñuy dem balaa ñuy am ku nekk da koy joxe pour mën a bokk ci élection yi en tout cas xamaguma lan la ñuy jàpp ndax dinañ ko waxtaane waat te ñun point bu nekk majorité dañuy waxtaan suñu biir ba am lu ñu jàpp mais ba tey fi tey daal bi ñuy jàpp fukki millions yooyu d'accord woon nañu xamuma nag dëgg-dëgg fi ñu jëm ndax dañu koy yokk wala dañ koy wàññi en tout cas damay réserver position majorité bi ba ci waxtaan boobu ñuy am ci commission dialogue politique bi pour ñu mën ko faa joxe bu soobee. nguurug Sénégal ak mbébét bi mu am indi saafara ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ndaw ñi di jànkoonteel rawatina nañ ak ñàkkuma xëy mi nguur gi sax dem bay soññu ndaw ñi ngir rek ñu daal di sóob seen loxo ci li nga xamante ne moo di wàllub mbay mi waaye nag ki nga xam ne moo di Issa Omar Bass moom nag la mu jàpp moo di bëgg-bëgg nguurug Sénégal ak doxalin bi nag dafa am worook ndax ki nga xamante ne moo di Issa Omar Bass la mu jàpp nag moo di suuf si ñu war a jox ndaw ñi ngir ñu daal di cee bay nguur gi da koo daal di jagleel ay société yoo xam ne ñu ngi jóngu ci wàllub mine loole nag la daal di xamle Issa Omar Bass moom mooy kiy jiite baykat yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci kuréel bi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum horticulture ñu teewlu kooka maam Abdou Gueye Kassé. boo demee si zone des Niayes boo demee si zone des les Sayar dem ba Ndiobène Gandiol état bi mu ngi développé politique yoo xamante ni dafay yàq liggéeyu xale yi nguuru Sénégal di jël seen suuf di ko nanam seen loxo di ko pokkati seen loxo di ko jox ay compagnie minière kon loolu li muy tekki mooy ñooñu dootuñu amati liggéey te du rek ñii nga xamante ni ñooy xëy di dem si tool yi di bay wante lépp lu lëkkaloo ak loolu jël suuf si di ko jébbal ay compagnie minière pour ñooñu ñëw ko di exploiter waaye léegi bu ñu reyee horticulture si zone des Niayes bi est-ce que ñooñu dinañu am liggéey dañuy dootuñu amati liggéey te li dal réew yooyu mën na fi ñëw de li dal Mali li dal Burkina Faso li dal Niger li dal Nigéria mën nañu dal kon nañu moytu balaa yu mel noonu di ñu dal maa ngi ñaan état du Sénégal encore une fois nañu ñëw ñu def li ñuy tuddee état généraux de l'horticulture au Sénégal horticulture li muy créer ci emploi li muy indi ci xëy fii ci Sénégal amul benn secteur d'activité boo xamante ni mu koy indi te fi mu toll nii tey dañu nekk ci situation boo xam ne situation njaaxle ndaxte lii nar a ñëw te ñu ngi koy seen li ñëw te àgg te dafa mel ni nguuru Sénégal nekkul di bàyyi xel ci loolu bu ñëwee musiba la nar a nekk pour Sénégal. waaye UCG di kërub liggéeyukaay bi nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu soxal wàllub tonni mbalit ci réewu ka Sénégal nañu ko defee nag ci Ndakaaru tàmbale ko ca marché HLM ngir seetal nag gox bi ci gannaaw ba ñu amalee feetal korité UCG nag noonee la defee liggéey bi ci bët gànnaaru ka réewu ka Sénégal ca Ndar Géej nag nemmeeku na leen fa ñu daal di wàcc ci mbedd mi an mbalit yi nga xamante ne moom la ñu fay gis lépp nag ngir sóob seen loxo ci liy doxal réewu ka Sénégal rawatina nag jële fi lépp loo xamante ne jëm na ci wàllub salte mbalit mi gannaaw nag ba ñu amalee ab fête ci réew mi bët gannaaru réew Sénégal ci suñu correspondant ba ñu fa teewal di Momar Alice Niang. àdduna bu ñu tabaski wala ñu korité ba ci ëllëg si waaw li nekkoon ci mbalit yëpp ci dëkk bi ñu jëlee ko fi parce que loolu aussi day jàppale askan wi parce que aussi dëgg la comme day am rush ci période boobu noonu ku nekk. di jëfandikoo marchandise donc day tax mbalit mi gën a bëri waaw bu fekkee ne loolu weesu na bu ñu julee ba noppi ba ci ëllëg sa UGC jaar li woon salte yëpp mu jëlee ko ci dëkk bi loolu day nekk loo xam ne li ñu rafetlu lay doon wax dëgg yàlla waaw loolu moom
dañ koy saluer bu baax a baax. poubelle am aussi boo yore sa mbuus wala sa kayit ak yu ni mel waaw nga war ko ci mën dugal rek parce que loolu day yombal seen liggéey daal waaw ñuy éviter daal di sànni ci suuf parce que loolu day gën a tax liggéey bi gën a métti rek. set na mais des na am na wax dëgg yàlla loo xamante ni au lendemain des fêtes am na loo xamante ni lu bëri dafa des ci forukaayu mbalit bi dañoo waroon di ko for régulièrement immédiatement après ñu for ko mais boo bàyyi ba mu am ñaari fan dafay gën a tasaaroo ngelaw li ku nekk xam na Ndar xam na peex mi dafay ñëw partout il faut que ñu koy ramasser immédiatement pour bañ mu tasaaroo. mu nekkoon gis-gisu askan bi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Ndar Géej ci liggéey bi nga xam ne waa UCG ñu ngi koy amal gannaaw feetal korité gi mu ñoon àddu nag ci micro Momar Alice Niang tolluwaayu mbas mi ci réew Sénégal coronavirus ba sub tey nag 22 ñoo génn amee yees doomu jàngoro bi ci test bi nga xam ne amal nañ ko ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak benn doomi aadama fukki nag ci ñoom ñoo ci ay cas communautaire ñaar fukk ak juróom-ñeent wér nañu ci mbas mi fukki doomi aadama jamono ji ñoo nekk ci sauvetage ñaari doomi aadama ñoo faatu nag ba sub démb aljuma fukki fan ak ñeent ci weeru mai atum 2021 ñu des ba tey ci mbas mi coronavirus ak vaccin yi nga xamante ne réew Sénégal daal na koy dalloowaat ñetti téeméeri junni dose vaccin ak seringue la ñu daal di jot na mag bu bawoo ci réew Chine lépp nag juddu gannaaw jëflante bi nga xamante ne mi ngi dox diggante réew Sénégal ak réew Chine bu ñu sukkandikoo ba tey ci bile xibaar ak kàddu yi nga xamante ne kii di jëwriñ bi ñu denk wàllu wérgu yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr daal na koy yëkkati bile dose nag ñetti téeméeri junni ñëw na nag fekk si ci li nga xamante ne moom la Chine jagleloon réew Sénégal moom sax la ñu tàmbalee woon vaccin bi ci réew mi ñaar téeméeri junni dose vaccin Sinopharm gouvernement bu Sénégal jotoon na ko nag ba tàmbali vaccin bi ñu fàttali ko ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2021 ci bésub tey nag ñu xamle ne ci kàddu yi ministre bi ñu denk wàllu wérgu yaram ak action sociale Abdoulaye Diouf Sarr Sénégal nag limu doomi aadama yi nga xamante ne jot nañu am seen vaccin dose bi mi ngi toll ci ñeenti téeméer ak fanweer ak benn junni yu teg juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn doomi aadama jot nañoo vacciné wu ci xayma téeméer boo jël nag ñaar fukk ak ñaari doomi aadama jël nañu seen dose ci vaccin bi nga xamante ne moom mooy xeex doomu jàngoro bi di coronavirus. ba tey ci xibaar yi waxtaanee leneen jëm ci wàllub avortement nag ñu xam ne ci àdduna wërngal këpp lu toll ci ñaar fukk ak juróomi million ngi doomi aadama ñoom nag jot nañoo def li nga xamante ne moo di avortement boo xamante ne nag jaarul yoon li nga xamante ne nag mën na koo jural doomi aadama bi ci ay jafe-jafe ak lan moo mën a sabab li ni mel ñu daal di koy jëf gi la nag jéem nañoo xool tontu li ak reportage bu Abdourahmane Licha. li gën a doy waar lim gi moo di façon bi nga xamante ni moom la yenn jigéen yi di avorter. am na ñuy jël ay reen am na ñoo xam ne dañuy jël di fay ay docteurs yoo xamante dañ koy def dans le secret yoo xamante ni seen profession mayu leen ko ak yooyu. Pauline Fatou Mané waajur la lu jëm ci wàllum avortement musul romb xelam ngir ñi nga xamante ne seen xel daj na ko nag mi ngi leen di wutali pexe. boo ko amee am na ay cas sociaux yu fi nekk yoo xamante ne mën nañ la jàppale nga am ko ci jàmm nga dénk leen ko peut-être fii ak ngay amaat chance pour éduquer ko après nga dem jëliwaat ko y a tout ici au Sénégal yëpp mën nañ ko waxtaanee daal. muy mbir wa nga xamante ni dañu ko tere ci même réew ak ay daan yu ci mën a fekk ki kay def muy lu jaar yoon ci gis-gisu Émile Bouanga wante ci beneen wàll wi. jàpp na ni avortement am na fu ñu ko war a mën a nangoo. On sait que y a beaucoup de cas de viol, d'inceste. wàllum siifaate nag bëri na lool lu ñu ko nemmeeku rawatina sax ba ci biir njaboot yi yenn saa yi sa nijaay moom moo la koy def wala koo xamante ne yéen a bokk benn famille loolu nag war na tax ñu amal ay xalaat yu xóot rawatina gone gi nga xam ne mooy faral di juddu gannaaw siif googu xalaat moom bu màggee est-ce que danañu ko wax ci yan anam la juddoo loolu nag jar na xalaat. Parlera des circonstances de sa naissance. Aïcha Anne ànd na seeg moom. wante jàpp na ni benn yoon waruñu amal avortement fekk médecin bu xam-xamam màcc ci wàllu woowu taxawul. man daal avortement daal vraiment jamono bi ñu toll ni daal je préfère
xale yi jël seen i précaution boo demee daal ba defee ni prends tes précautions et bul def avortement wala boo koy def aussi tu vas avoir un médecin mu defal la ko. parce que man am na ñu bëri ñu ma xam ñi nga xam ne ni que li ma leen di expliquer nii dal na leen mais denc nañ seen doom affronté nañu àddina bi affronté nañu nit ñi affronté nañu population bi ba jar seen doom toppatoo seen doom ba tey seen doom yooyu ñoo leen yor. avortement muy mbir wa nga xamante ni dañu ko tere ci mim réew bu fekkee ni ndaw si nga xamante ni daa wanu lor bakkan wi nekkul ci xottu gerte ñu fexe autoriser avortement médicalisé muy xeexu ay kuréelu jigéen yu jàpp ni mbir wu ni mel moo waral ay njaaxum yu bëri yu ñu mën a nemmee ko ci réew mi yu si mel ni ay jigéen yu wanu lor ba noppi wasin di leen di sànni ñàkk ko autorisé ngir ñoom moo ko waral. Mbirub Lamine Diack dellusiwaat ci seen rubrique article de la semaine rubrique bi nga xamante ne gaaw gu jot ngeen ci ànd ak El Hadj Malick Cissé Lamine Diack gannaaw ba mu dellusiwaatee ci réewuk Sénégal gannaaw nag tuumay li nga xamante ne moo di tuumay guerre ga ñu tegoon ci ndoddam ci réewuk France ñeel nag guerre ay athlètes russes ak mbirub dopage moom Lamine Diack ci atum 2015 ba tey mi ngi woon nag ci réewuk France ñu tere woon ko ñibbisi ci réew mi waaye nag altine gi ñu weesu Lamine Diack njiital I2AF ba woon yegsi na ci réew ka Sénégal gannaaw nag ba waa Jaraaf bu Ndakaaru joxe nag alamaan ga ñu tegoon ci ndoddam lu ëpp $200 millions ci suñuy koppar dellusiwaatu Lamine Diack ci réew ka Sénégal ñu dellusiwaat si ak suñu naataango bu nekk ca journal L'Observateur Jules Souleymane Ndiaye laaj ak tontu dox diggante ak El Hadj Malick Cissé. Lamine Diack agsi na Dakar si altine bi juróom-ñetti waxtu si guddi ba mu tegalee ñeent fukki simili ak juróom-ñett la vol bu Air France ni cëpp ci aéroport international Blaise Diagne ginnaaw juróomi at mu nekkoon ci résidence surveillée ca Paris quotidien L'Observateur ni dellu si bi dafa ànd ak dal amul benn xumbaay. xam nga lu tax ma def ko parce que déjà moom mi concerné bi Lamine Diack bu ñu annoncé son retour am na déjà y avait un collectif qui était mis en place ici mooy le collectif les amis de Lamine Diack ñoom dañoo prévoir pour réserver un accueil chaleureux mais le concerné moom déjà il avait dit qu'il ne veut pas d'accueil nañ ko bàyyi mu ñibbi tranquillement retrouver sa famille ak mbokkam yi nekk bu ñu bàyyoon Dakar fii depuis plus de 5 ans donc les gens l'ont respecté pour mu ñibbisee dans la sobriété ñëw aéroport y avait sa famille et quelques membres le représentant du ministère des sports et le président du Jaraaf et ses 2 filles et son fils bu mu bokk ak voyage bi depuis France ba fii donc il est rentré tranquillement souriant. ci salon d'honneur bi nañu ko tertoo muy ree ku fi nekkoon président bu I2AF gisaat njabootam ku si mel ni doomam bii di Latifa. forcément y avait de l'émotion parce que man personnellement am na lu ma sentir am na lu ma yëg sama yaram parce que nit koo xam ne tey jiite loo xam ne c'est un Sénégalais mu jiite une instance internationale de sport dans le monde instance boo xam ne athlétisme jiite ko un Sénégalais après à la fin de son parcours ñu ne ko non nii la def yooyu ñu téye ko fa pendant des 5 ans mënul dem mënul dikk après quelques instants après ñu ne ko ñibbisi na boo ko gisee sa yaram day daw. dirigeant Jaraaf yi l'ont déjà compris moo tax ils ont fait tout pour ñu jàppale ko mu fay caution bi permettre ko mu ñibbi retrouver sa famille fête Korité bi à la maison te bu ñu koy def loolu la ñu waxoon loolu lañ ci jubloon ñu ne il faut ñu jàppale ko pour mu fête Korité bi auprès des siens te loolu def nañ ko finalement Lamine Diack ñu ngi nii ñibbisi na gunge ko ba këram Mermoz mu toog. juin 2020 si àtte première instance ñu ko doon toppee guerre ak blanchiment d'argent Lamine Diack ñeenti at nañ ko daanoon ñaar yi nekk sursis. sama avis personnel lay wax pour man mascarade laa gis parce que gis nañu ay instances yoo xam ne sport la ñuy def instance sportive yoo xam ne
dans le monde gis nañ ko fii gars yi di coow ay affaire corruption affaire kii yooyu Platini ay ak UEFA gis nañ ko fu mu mujjee ba léegi amul avancement mais parce que c'est Lamine Diack un Africain un Sénégalais ñu topp ko nii bu kii affaire bi dem na ba jeex ñu ne déedéet am na tamit yeneen yu war a ñëwaat lu xew justice bi nee na lii ak lii moom du début à la fin il n'a pas varié dans sa version tàkku ci laalu ci lu mu expliqué loolu la expliqué lu mu expliqué ci PV yi loolu la expliqué ci procédure procès bi man parce que j'ai eu la chance de suivre le procès à partir de Dakar fii malgré que procès bi Paris la doon kii déroulé mais suivre naa ko fii nii parce que parfois dama doon recevoir ay documents yoo xam ne ça venait de Paris mais Lamine Diack n'a jamais varié dans sa version. mu am juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar ci fàttali novembre 2015 nañu ko placé sous contrôle judiciaire teg si ñu aaye woon ko mu génn France sa mujjantal ba mu am lu ñuy wax liberté conditionnelle ginnaaw bañ ko amandé 500 000 ci xaalisu euro mu toll ci 327 millions ci xaalisu CFA. tout dépendra ci avocat bi xam nga avocat bi bu affaire bi jeexee ba pare tribunal rendre verdict ñoom dañoo def appel bi pour maanaam setal deru Lamine Diack boo xam bu ñu tuumal ni laal na ci kii bi bu ñu reconnaître coupable laal na ci affaire yi donc ñibbisi na est-ce que avocat yi dinañ poursuivre dossier bi jusqu'au bout pour wan nit ñi yëpp seen client bi laalu ci tàkku ci je ne sais pas loolu ñoom ñoo ko xam l'essentiel bi c'était de permettre à Lamine Diack mu ñibbisi Sénégal loolu am nañ ko le reste avocat yi ñoo koy gérer quoi. Lamine Diack gisaat njabootam du ñàkk mu ngi waajal génnam ak taskatu xibaar yi. article de la semaine ngeen mun ka amaat gaaw gi ñu dëgmal fi rek ayu bés ci beneen numéro ak El Hadj Malick Cissé laata ñu caa yegsi ñu yegsi ci ponk gu mujj ci jotaayu njolloor si li yéene kaay xëy fësal tey dañ ci ànd ak Baba Ndiaye. mbaa yéen a nga ca problème yaa ngay soog a démarré nag ginnaaw bu ñu jàppee élection locale yi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 Sud Quotidien ni jiixi jaaxa dëgg nag moo am ci koppar yi ñu war a teg ngir bokk ci jongante yi ñu dëgmal ndax jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi karange gi ci bataaxal la fësal ni kaddu yi jaba jonge ne fukki million sunu xaalis la ñu teg ci taabal gi ngir nga mën a bokk ci élection yi ma xam kaa mi yor kaddu gi ci makkaanam weddi na ko ba mu set wicc ndaxte nee na amul lenn lu ñu fësal gum ci lu jëm ci koppar yooyu nga xam ne dinañ ko samp ci képp koo xam ne bëgg nga bokk ci jongante yi ñu dëgmal ci Sénégal moom waaye Félix Antoine Diome bi yamu ca ndaxte nee na fii ki fan yu néew dinañu fësal koppar yi naka lay toll ak ku ci bëgg a bokk ñaata nga joxe Le Soleil ne jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew karange gi wedd na ba mu set wicc kàddu yi jaaba jonge ci réewum Sénégal ndaxte nee na fukki millions yi ñu wax naan ku bëgg a bokk ci élection yi moom nga joxe loolee lu dëgg tey du dëgg ëllëg maanaam ci ko gàttal wedd nañ ko ba mu set wicc L'Observateur ne caution yi di koppar bi ngay teg ngir bokk ci élection yi ba léegi nag des nañ ko jàpp ci réewum Sénégal donte xam nañu ne élection yi nag leer na nañ ni ñaar fukki fan ak ñetti yoru janvier yi ñu dëgmal lañ koy amal yéeglekaay bi ne moom ministre bi nag am na lu toll ci téeméer juróom fukki fan laataa jongante yi ngir mu leeral askanu Sénégal gépp koppare ci ñaata lay toll waaye laataa loolu L'Observateur jox na kàddu gi ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu élection ñuy càmbar koppar yi ak élection yu dëgmal ci réewum Sénégal ndax bu ñu sukkandikoo seen kàddu ci yëglekaay groupe Futurs Médias bi nee nañ bu dee fukki millions sunu xaalis lañu teg ci taabal gi ngir gars yi mën a bokk ci jongante yi loolee nag du arrangé mukk liste citoyenne yi maanaam ñi nga xam ne bokkuñu ci benn parti te bëgg dooni maire lu jëm nag ci parrainage nee nañu nag dialogue national bi ñu sumb ci Sénégal réglé na ko ba noppi ndax ginnaaw lu ñu waxtaane ba déggoo ci nee nañu parrainage yi du am ci jongante bokk moom la ñu dëgmal ci Sénégal Diop Decroix njiitu AJ/PADS ci L'Observateur ne xel yi tàmbali naa tey ci élection yu dëgmal Diop Decroix ne fi ñu jëm nag ndox amu fa ginnaaw bu mu naqarloo doxalinu njiitu réew mi Macky Sall Le Quotidien ne mission d'audit bi nga xam ne ñoo doon càmbar fichier électoral bi ñu ngay yëglu ci kanam askanu Sénégal gépp donte rek l'opposition bu Sénégal bëggu na ne tegi gët ñoom nag nee nañu ñàkku kaaraange dëgg nag moom ci fichier électoral bi rawatina fi ñu denc carte d'identité nationale yi ci Sénégal ndaxte gars yi nee nañu bés bu tàkk-tàkk amee fa ñu ko denc nag lépp dina lakk ba defi doom te ngir jotaat ci coono dëgg lay doon L'Observateur na ñi nekk coono dëgg nag mooy gars yi nga xam ne ba tey ñu nga jël mbëkk mi ngir dem ca Barça wala Barça yéeglekaay groupe Futurs Médias bi ne juróom-benn fukki nit ñoo faatu ci waaxu Espagne yi te ñoom ñëpp Barça la ñu bëggoon a dem mujjee ci Barça yéeglekaay bi yamu ca ndaxte nee na fukk ak ñeenti nit ñoom ñëpp di doomi Sénégal la ñu dàqee ca Pérou Le Quotidien ne Youssou Ndour def na pause ci carrière musicale am ndaxte njiitu Super Étoile nee na waxtu wi ñu toll ak fi réew mi toll dina jafe loolu ñu gis ko ci kaw seen muy way yéeglekaay groupe Futurs Médias bi ne occultisme ba tey amul njiit ginnaaw lu ëpp benn weer ba seen njiit
la woon di commissaire Ibrahima Diop nekk ci bopp direction sécurité publique waaye nag ba tey ji amuñu njiit te moom Ibrahima Diop mi ñu fal yees directeur sécurité publique ba tey moo ko jiite daa ngarale l'observateur ne ñaari gaay ñoo sàcc géttu xar dem di ko jaay borom dibiteri bi yéeglekaay bi ne ñoom ñaari gaay ni ak borom dibiteri bi yëpp ñu ngi ci kaso bi mais da ngay seet loolu rek. Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñu programme jotaayu njolloor si fii la ñu koy yëkkati amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.